kon suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ba léegi rek ngeen ñuy topp fii ci kër Alaaji Thierno Moule Sow di la xalif général des Djinns le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnelle international the king of the king ci séance bi ñu nekkoon léegi ngeen gis borom këram toog ni ngeen gis jinne bi nii sànq ba léegi sëñ bi mi ngi def mëninam léegi nag defe naa ni pare nañ fi mu ne nii sëñ bi wax na ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak jinne bi léegi nag pour le moment amuñu moyen xam naa dañuy dem bu ñu demee ba waxtaan ba li nga xam ni moom la leen sëñ bi laaj ñu indi ko ñu door a continuer liggéey bi parce que loolu c'est important ñu wax ko parce que dañuy gis ci kër gi souvent sëñ bi di jënd tout le temps ay nag yu weex nag yu xonq nag yu ñuul yooyu yëpp li ñu koy jox moom lay jënd di ko delloo ci askan bi di ko jox jinne également mu nekk loo xam ne ay sarax la loolu defe naa c'est important la mais également sëñ bi bu leen fàtte que ni dafa recruter personnel bu baree bari boo xam ni jëm ci wàllum ay journalistes yu fi nekk ñi nga xam ni ñooy tas xibaar yi di wone dafa recruter également ay sécurité ñi nga xam ni ñiy daanu fii ci kër gi ñu leen di mën a canaliser di leen mën a jàpp di recruter ñoo xam ne également dañuy toog ci buntu kër gi di filtrer dugg bi ak génn bi loolu defe naa c'est important mais également fii ku fi ñëw ci kër gi xam nga ni doo fay lekk doo fay naan loolu lépp ci poosu sëñ bi la sëñ bi mooy fay immeuble bi ci lu cher 800 000 maanaam ci gàttal daal sëñ bi chaque mois dana génne millions yu baree bari jëm ci wàllum faj bi ak ci lekk patients yi ñëw fii ak sarax yi donc loolu defe naa ni xaalis moo koy def moo tax sëñ bi waxtaan na ak ñoom it bu ñu demee aussi ñu xool nan la ñu organiser woo pour mën a dajale addiya bi pour ñëw ñu motte liggéey bi kon loolu lañ leen indiloon ci kàddu gi avant ñuy introduire la xalifa général kon defe naa ni lii ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. waa jërëjëf Moustapha macha allah comme nu mu ko waxee ñun dañoo njaboot déjà jinne yi bu ñu duggee nit ki ñii dañuy dundee deretu nit ki ñii dañuy dundee yàpp nit ki ñii dañuy lekk xam-xamam wala lekk lu yàlla def ci nit ki déjà ñun bu ñu jàppee jinne bi ba tuubal ko dootul lekkati loolu dañ koy téye fii suñu ko téye ci kër gi xanaa ku yar sa xar da nga ko jëndal ngooñ xanaa ku yor fii sa picc da nga ko jëndal dugub léegi nag jinne yi ñuy tuubal ñu ñuy génne ci askan bi di leen fi téye ñu daan rey ay nit daan lekk ay nit daan naan deretu nit buñ leen tuubalee dootuñu ko defati dañuy toog fii ñu daal leen rayal ay nag rayal leen ay bëy rayal leen ay xar bu ko defee ñu fàtte yàpp doomu aadama ñu fàtte deretu nit moo tax nag sarax yi da ciy baax parce que tey même boo jàppee sàcc wala agresseur nga bëgg ko tere sàcc da nga ko jox lu mu xëyee da nga ko jox ab xëy noonu la demee jinne yi dañ daan lore bu ñu leen jàppee tuubal leen dugal leen ci yoonu siraatal mustaqim dañuy yor seen charge nit ki bu ñu génnee jinneem kooku moom ak bu ñu joxee lum ñuy jox kooku pare na waaye jinne bi ilaa yow mi diini day nekk ak man nit ki bu ma joxoon 1 million bu ma joxoon 2 millions jinne bi dana lekkaat lu ëpp loolu ndax nag jinne bi dañ leen di defal ay sarax dañ leen di tuural deret calculer bu ma nit joxoon à peu près 1 million wala 2 millions jinne bi nekk ak man fii 2 ans wala 3 ans calculer chaque semaine danañ ko tuural wala chaque weer maximum danañ ko tuural calculer te nag yi ñuy jënd fii maximum ay 500 000 jëm kaw ay 700 000 jëm kaw nag yi ñuy jënd fii dafa cher kon lu ñu laaj nit ñi fayuñu parce que li ñuy génnee di financer moo ëpp lu ñu nit ki jox lu ñu nit jox maanaam jinneem bi maanaam sa dépense su jinne bi ñu fi jàpp rek day lekk li ñu joxoon lépp ba lekkaale sax ñun suñu xaalis kon nag moo tax léegi waxtaan nañ ak borom këram léegi dana dellu waxtaan ak famille bi ñu xool nu ñuy lijjantee pour ñu ñëw ñu mën a génnee jinne bi ñun nag ñu mën a defal jinne sara ndax nag boo génnee jinne ci nit dragon la dëgg yàlla xanaa ku am gan teral ko rawatina nag gan gi nga xamante ne da nga koo dugal ci lislaam jinne bi daan yàq di ruube nga dugal ko ci lislaam tuubal ko macha allah xanaa nag boo xëyee war nga ko jox dara ne ko bismillah exil kër yàlla sa kër la foog ñu comprendre loolu faj bi doomu aadama fayuñu dara lu ñu mën a fay day delluwaat ci ñoom
loolu foog nit ñi xam ko te gis ngeen kër gi dépense bi dafa bari gis ngeen fii 800000 laay fay fii ci kër gi gis ngeen ne lekk ak naan bi maanaam xaalis bu bari laay dépensé ndax mbooloo bi fi daje moo bari gis ngeen facture ndox yi macha allah gis ngeen courant bi aussi loolu foog nit ñi comprendre ko lu ma nit jox day delluwaat ci moom kon nag def nañ maximum waxtaan nañ ak jinne bi xam nañ problème yi xam nañ détails yi doomu aadama yi seetaan déglu nañ xam nañ lépp léegi nag waxtaan nañ ak borom këram day dellu utiwaat pour ñëwaat ñu mën a génnee jinne bi macha allah kon nag jinne bi ñoo ngi ko yëkkati mu jóg ànd ak borwaa lii yëpp pour mu leer rek pour nit ñi xam sinon parfois ñu naan gis nañ fii jàpp na jinne bi ana fan la jinne bi génnee ngeen xam ne nit ki moo amul moyen bu amul moyen tamit mënuñu ku ñëw ñu génnee ay jinneem téye ko fi te lan lañ koy dundalee loolu tamit dafa jara laaj mbokk yi kon nag jinne bi na jóg yaat ma kiyal ma ko mu jóg jógal bàyyil mu jógal boppam na jóg dragon jógal jóg xam nga ay parfois da nga daan dégg ñu ne day fay nit ñi ñuy daanu xam nga li yëpp day baax leeral ñoom dèjà ñëw nañ daanu nañ waaye yoruñu xaalis léegi dañuy dellu ba heure bu ñu amee ñu ñëw fay ñu daal di génnee jinne bi loolu tamit dafa leer jógal dragon jinna jógal jógal instant bi jinne bi la génnee guma ko ndax nag joxaguñu addiya bi tax ñu mën a génnee jinne bi jógal duma sëriñ tamit bu xiif jinne bu doon sëriñ bu xiif jinne day génnee jinne bi téye ko man duma sëriñ bu namm jinne nammuma jinne ndax man jinne kese laa nammuma jinne jógal gum jógal sëriñ bi jógal waaw léegi nag mbokk yi jinne baa ngi noonu lii yëpp li ma leen wax TMS TV dañ leen di leeralal lépp instant bi jinne baa ngi nii léegi nag gis nga ko léegi mën nga ànd ak ngeen dem bu la yàlla dimbalee xam nga li la yàqal xam nga li yàq sa sëy bu la ko jaralee boo ñëwaatee ñu génnee jinne bi Moustapha kon ubbil gis nga ko nu muy génnee gis nga muy ree gis nga kontaan na gis nga kontaan na lii la bëggoon waaye nag bu mbokkam yi bu leen ko jaralee waaw bu leen ko jaralee bismillah waaye nit paaka du jiitu mbokk yi gis ngeen xam ne ne bu mu nekk nii day dem li mu bëggoon am na ko waaye nag ci ñoom la bu ñu génnee kase rek ñu génnee jinne bi dëgg la comme muy leer loolu am na solo waaw bu ñu tegee ci taabal bi rek jinne bi génn kon mbokk yi defe naa ni leer na li leen sëñ bi wax leer na parce que sëñ bi souvent liñ koy jox da koy delloo ci askan bi jëm ci wàllum sarax donc wax nañ ba mu wax leen ñu dem indi addiye bi bu ñu indee addiye bi rek mu génne jinne bi parce que sëñ bi nee na sax namul ay jinne loolu effectivement dëgg la sëriñ bi namul ay jinne donc defe naa loolu c'est important ñu préciser ko ngeen gis borom këram moo taxaw ni également sëñ bi waxtaan nañ ci biir bu baax a baax donc bu ñu demee bu ñu indee addiye bi rek sëñ bi dina génne jinne bi loolu c'est important defe naa ñu leeral loolu sëriñ bi loolu am na solo Sall dégg nga waaw léegi waaw consultation bi na ko joxe d'abord waaw Alors très important Moustapha, comme tu l'as si bien expliqué. Donc vous avez vu cette demoiselle, cette dame qui est accompagnée par son mari. Donc elle est possédée par un djinn qui se trouve être un dragon. Maintenant, quand elle est venue faire sa consultation, le marabout a pu donc retenir le djinn et lui a fait parler et le djinn a révélé plein de choses. Maintenant, le problème c'est que le marabout, le maréchal, the king of all the kings, a pu donc juste discuter avec donc son mari, donc je veux dire avec la famille, pour voir maintenant la somme d'argent requise pour faire les sacrifices donc normaux, tout simplement pour sortir ce djinn. Parce que quand on sort un djinn, donc on le retient ici dans la maison, donc avec le khalife général des djinns, et ça mérite des sacrifices. Et donc le marabout fait assez de dépenses, donc on attend tout simplement que le mari puisse revenir avec la somme requise
service. Et donc, dans ce cas, on pourra tout simplement, le marabout pourrait tout simplement sortir le djinn une bonne fois pour toutes. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, you have seen this very lady who is just accompanied by her husband. You see it, and this very lady is, just possessed by a jinn whose name is, I don't know his name yet, but he's a dragon. That's what I want to say. It is a she jinn who is a dragon, but right now the marabout has just discussed with her husband, and then the problem is the husband has to bring an amount of money so as to permit the marabout to heal this person once for all. Because when you have a jinn, when a person is possessed by a jinn, when a person is possessed by a jinn, we have to take out this jinn. And when the marabout is taking out this very jinn, he has also to make some sacrifices. And then we need money to do this kind of sacrifices. And the marabout is spending a lot of money every time for this house, paying employees and, paying the renting and paying electricity, water and everything. That's why now we just let the husband go back home and then come back with money so that we could, be able to finish this work. The marabout will be finishing this work, making out this very jinn from the body of this very lady and permitting her to live nicely and happily. So then that's what is happening here. So on TMS TV, this person will be coming back and you will see the end of the story, inshallah. waaw mbokk yi waxtaan naa ak borom këram nee na moo ngi dem lii du ko caaxaane parce que magum jëmm la gis na dégg na li koy yàqal xam na ko man de bu ma xamoon lu may yàqal dama lay fulka man noonu laa mel I don't know nee na moo ngi dem lijjanti fan yi néew dina ñëw kon macha allahu ànd leen ak moom ngeen wàccee ko anamu mën nga ñëw waaw léegi jinne baa ngi fi génnee guma ko ñoo ngi dem lijjanti moyen bu ñu amee moyen bu ñu ñëwee ma génnee jinne bi dragon la jinne bu soxor la ay dëmm ñoo ko booleeg ak xale bu jigéen bii seeni mbokk ñi ko jege xaw ma tàntam xaw ma nangamam ñoom ñoo ko jox kii waaw am na kiñ ko njëkk a jox mu rey kooku kii nag mënulu ko dara waaw kii dafa am bopp jëkkër ji moo koy yàqal liggéeyam en même temps mooy ruube seen diggante kon moo ngi noonu léegi nag jinne jógal waaw léegi moo ngi noonu dama lak sa jinne baa ngi ni léegi waaw léegi jinne bi demul de dafa génn rek mais demul moo ngi ak moom